aja ñu dugg ci waxtaan wi nag niñ ko xamale woon tey nag suñu ñaari gan ñoo ngi fi dañuy tàmbalee ak Cheikh Tahir li jëm ci mbirub daara ca jamonoy président Abdoulaye Wade ba muy dogaa di toog ba léegi ñoo ngi wax lu jëm ci daara yi nan la ñuy def ba mu doon loo xam ne day méngoog jamono waxoon nañu faw ñu bind ab loi faw ñu def concertation boole ñëpp yow jiitu woon nga fi ay jamono fédération bi ëmb lépp loo xam ne jàngalekatu daara la fii ci Sénégal. lan moo tax ca 2002 jamonoy Abdoulaye Wade def na fi ñaari mandat ba Macky Sall ñëw def benn mandat nekkaat ci beneen mandat assemblée ñu fa newoon soppeeku nañu mais ba léegi boobooy wax mel na lu mënut avancer. alhamdulilah maa ngi lay nuyu Cheikh Hassana di nuyu sama mbokk Serigne Djili ñi nga xam ne moom lañ bokkal plateau bi di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi topp Total di am mbégte ci nekk ganu tey émission Total di ci kontaan lool li nga laaj lu simple la. te dëgg la mooy Abdoulaye Wade ci jamonoom ci la ñu déclenché maanaam ci la ñu tàmbalee ci wàllu wi nga xam ne mën nañ ko tudde lu officiel modernisation de daara lu ko jiitu nag nit ñaa ngi doon moderniser. ndax modernisation du dara lu dul jéem a dëppook jamono ci saw doxin. te loolu nit ñaa ngi ci doon góorgóorlu seen góorgóorlu bopp mais dañ ko doon def kenn ku nekk ni nga ko mane ak fa nga ko jekkoo ak ni nga gisee. waaye ci jamono Abdoulaye Wade daal vraiment ci la mën nga wax ni volonté politique feeñe ci wàllu état bi. créé lu ñu tuddee inspection des daara signé accord cadre boo xam ne nii dafa doxoon diggante maître coranique yi ak gouvernement bi accord cadre boobu objectif am moo nekkoon assainir le secteur xool kan mooy sëriñ daara ak kan moo ko doonul teg ay conditions même yaatal ba nga xam ne dem na ci région yi. créé itam projet bu ñuy tuddee PAMOD mooy projet d'appui pour la modernisation des daara boo xam ni banque islamique moo ko financé muy bon. 10 milliards ci fi mu mujj waaye ñu ëppoon na loolu. ba nga xam ni lancement bi ñun ñoo ko def ak le président Macky Sall ci premier mandat wu président Macky Sall donc loolu lu am la maanaam déclencher processus maanaam doxal luy jëm ci yeesal daara ci jamono président Abdoulaye Wade la nekkoon. mais tàmbali nañu. mais ba léegi déggaatuñu dara. fa mu yemoon la balaa ñoo avancé sax. dañuy wax modernisation daara sànq fàttali nga ko may fàttali ni téléspectateur yi rek moom nu mu jiitee daara noonu la bokkee ci ñu sanc daara. daara yi Pire bu xaale Mat Fall bokk nga ci ña ko sanc taxawal ko jàngale fa ay ati at modernisation daara su ñuy wax modernisation daara est-ce que dafa doon loo xam ne maanaam njiitu réew wala ngir réew mi day taxawal ne non dañ leen war a jàppale nii lañ war a doxalee nii ngeen war a jàngalee modernisation daara lan la laataa ñu avancer. modernisation daara du lu kenn di def keneen di bañ wala mu nangu lu ñëpp di ànd def la modernisation loo gis ci àddina dañ ko war a moderniser daara dafa am lu sax am luy soppiku li sax mooy alxuraan ak yar ba alxuraan ji kenn du ko laal. man alxuraan la. yarub daara tam mooy kenn du ko laal ndax lañ fay wut si mooy loola. amaana cadre bi organisation ba tabax ya nekkin wa doxin wa yooyu nga xam ni yëfi nit dong la. àlluwa yi suñu maama ko fi indi ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Màkka daaw ñu jànge àlluwa ay deru gileem lañ doon jànge mais ñun suñuy maam ñoo créé àlluwa fii maanaam ñooy jànge àlluwa boo demee mëneen réew am na yeneen moyen donc réew mu ne am na nu ñu ko doon defee ñu fexe ba dëppale ko niñ ko mën a defee ni ñu moderniser suñuy kër moderniser ko suñuy waruwaay suñu maam daan war ay giléem ak fas ak mbaam ñun ñuy war ay oto ak nangam tabax kër yi ñu am ak suñu maam amoon loolu partie boobu la ñuy moderniser loolu mooy modernisation dëgg la nag am na waneen wàll woo xam dafa pédagogique fexe ba daara itam ka fay jógee jàng alxuraan jàng la neen loolu itam ci mën nañ ko dugal ci modernisation jàng alxuraan jànge fa xam-xamu diine loolu naka jekk ma nga fa woon mais jànge fa lu mel ni français daawul am bu yàgg ci daara yu njëkk yi kon dugal yooyu ak defar cadre bi ba mu dëppoo ñun ak fi ñu toll ci suñu standing de vie parce que nit mënoo dunde ci sa kër nii di dunde ca daara ja nee ni ngay dunde sa kër daa war a niroog ni ngay dunde ca daara ja loolu mooy modernisation. sëñ Jili est-ce que loolu dina yomb ma fàttali ne yow ndongob sëñ Saliou nga maanaam ci loxoom nga jaar ba yegg si fi nga toll tey loolu laataa Xelcom la su ma juumut nañ daan jàngalee démb daara na mu meloon xam ne ñëpp a daan bokk nañ daan àndandoowee dem génn dem wuti ji xam-xam yenn saa yi su ko jaree laataa ngay dellusiwaat tëri yeeg yenn yooyu yëpp est-ce que suñu moderniser du soppi daara en tant que tel. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. ñu ngi siyaare bokk jullit yëpp fu ñu mën a ne di siyaare Cheikh Tahir Cheikh Hassan ñu ngi lay siyaar di am mbégte teew fii ci ITV ngir càmbar ak yéen li ngeen di laaj
jërëjëf dafa am lu bari loo xam ne moom dañ koy niroole ak Cheikh Tahir li nga wax ni daara ndax buñ ko moderniser il faut ñu xam loolu lan mooy modernisation ndax man leen moom xaw na cee wax dara. léegi tudd nga xam nga daara dafa bëri ay type de daara. dafa bëri ay façon daara. ndax en général buñ dee wax lii ñu mujjee dégg ci modernisation loolu dafa mel ni ci taax yi la jógee. dafa mel ni système mu internat bi moo feeñ ndax internat bi muy feeñ fekk na la nekkoon ci suuf moo ko téye woon mooy lu mel ni lii nga tudd léegi man maa ngi yoroo Sëñ Saaliw daaray tarbiya nga xam ni programme bi léppay ne ci biir liggéey da cee am jàng alxuraan da cee am jàng xam-xam da cee am nga xam da lay préparé ba nga nekk nit koo xam ne boo génnee da ngay mën a adapté ci société bi mais loolu fa mu nekk mooy da ngay ne ci àll ba tarbiyatu nafs war ruux da cee am léegi nag ba yàlla dogalee ñu ñëw ci taax yi mu mel ni internat dafa am léegi internat boobu nag ñu bari ci sëriñ daara yi ci nekkoon gis ni bari na ay difficulté ndax yaa ngi ci taax yi te taax yi dafa am nu ñuy dundee da am ay nga fekk dëkk bi jege nga lépp waaye nag am na noo xam ne tey dangaa dëkk ak ñeneen ñoo xam ne tey dañuy wër di wax lu bokkut ak li am te loolu pour ñu setal ko nag ku ne war nga ci xalaat moo waraloon sëriñ daara yi nga xam dañoo nekk ci daara yi ak seeni waajur ndax bu ñu dee wax daara bu mu mën a doon ba ca àll baag bi ci tax yi ñooyam parents d'élèves moo tax ndax ku ci ne ci ñun mosoo def publicité mais élèves yi nga yor ñu bëgg la ngay def ñoo ko fa indi mooy lan bëgg nañ yëkkati xale bi indil la ko am lu ngeen sartonte par weer ñu di la ko jox nga man faa toog di ko taxawe woo ñu la ci bu demee ba ëpp la yow donc nga woo ñu la ci jàpp nga xam ne kon dafay mel ni maanaam entreprise la maanaam boo xam ne beneen forme entreprise la mais bu spirituel la ndax école bi mi ngi foon mais kenn lijjanti wutoon daara waa daara ci boppam noo jógoon nag di lijjanti seen bopp ndax comme ay citoyen modèle lañ dañoo xam ni Sénégal li koy développé mooy kenn ku ne fa nga mane nga assainir ko ba mu gën a dëppoog ñi nga xam ne tey bu jógoon di wax naan nangam ak nangam dañ koy def ndax ku ne xam na ni avant yi yëpp ñu koy wax am na ñoo xam ne dañ daan wax ni daara yi dañooy def lii dañuy def te ba léegi sax bàyyeeguñ loolu moo waraloon ñu ëpp ci sëriñ daara yi gisoon ni ginnaaw ñi ngi ci taax yi te am na lu ñu warloog parents yi waaye loola bu ñu ko dee xool par rapport bi daara yi moderne yi jógee par rapport ak boo téyee nit bàyyi ko ci kër la nga xam ni moo ko war a accompagner prise en charge ba ak côté sécurité dëkkin wa ak yu mel noonu moyens yi dajewul moo waraloon ñu ni ñu bëri ci sëriñ daara yi ni ah lii nag état da cee war a dugal loxoom ndax ñii lii ñuy def moom moo ko waroon a def te féete nañ ko ci. mais am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ni su ci nguur gi dugalee loxoom daara liñ ko xamee woon essence bi en tant que tel day mel ni luy jóge foofee ndax am na ñoo xam ne ñoo ngi doon def modernisation maanaam wut ay lal ak yeneen yoo xam ne dañ koy soxla ci biir daara yi di ko fa teg su ci nguur gi dugalee loxoom ñenn ñi neen dañuy ragal mu doon loo xam ne tarbiya bi ci war am ak wutib xam-xam beeg yeneen ak yooyu noonu mujj nekk loo xam ne dañ koy tegee boor nekk internat boo xam ne da ngay ñëw ñu jàngal alxuraan téye la fa rek. waaw xam nga. li nit ñi wax man li ma dund laa mën a xam. waaw ndax dama la wax ni la modernisation daara ci côté bi ma xam ak li ma fekkee parcours bi ma jaar en tant que ku jiite une organisation nekk ci it nag nekkoon ci daaray démb di dund daara ba léegi ci daara lay ñibbiwaat tey li ma gis mooy kuréel yi fi nekk yi ma ci xam ni nga ko waxee léegi lu mel ni fédération bu mag la sëñ bi jiite woon ko fikrab xalaatu. nañ def nii daara yi jógee wutoon ci état dafa jógee ci sëriñ daara yi état li mu def mooy bi ci li ma gën a xam man ndax ñun accord cadre bi signé wuñ ko woon ñun waa fédération ñoo ko signé woon te boobu sëñ Tahir maa nga fa lañ ci def loola état da ko doon wootanteeg ñoom ñuy def réunion ci ni ma ko déggee woon bañ dem ba mu aboutir man nag la ma ca gis mooy biñ demee ba ci cëppaandaw ja man ba ma ko liiree par rapport ak ñun AGEF fi ñu jëmee daara ak li ñu bëgg a def ak daara moderne yi ñu yor ñun damaa gis ni bu ñu soxla woon téeméer am nañ 95%. man nag bu ma soxlaa téeméer ci ay poñ ci wàllu. yan xeeti poñ. ndax ñu bëri ñu ci ñu nangul dañuy wax ne ñoom xamuñu. lan moo nekk ci biir waxtaanuñu loolu poñ yi mën naa la ci wax benn. waaw depuis l'indépendance ba léegi. man bi li waral création AGEF mooy dañoo toog ni dañoo bëgg daara am reconnaissance. maanaam benn këyit buy tax ñu ne xam ne daara ndax lañ ko jàppe woon structure boo xam ne clandestine la. mu am statut.
loola bañ demee di ko laaj ca man li ma la wax 96 la maa dem ba ci enseignement privé ñun ba ma ko laajee ka ma fa fekk dani ma en tant que daara am statut privé mënut a nekk il faut nga nekk franco arabe te man ma gis nag daara li mu représenté ci Sénégal ak li mu defal Sénégal man ma ne lii nag am na lu xew waaye nag ginnaaw am na lu xew te ñun nit yi jàmm lañ bañ nañ ko ba suñ bopp jàmm lañ ko tuddee ñu ne pour ñu mën a wax ak état bi loolu avancé nañ ci. avancé nañ ci. ndax accord cadre ñun signé wuñ ko mais ñi biñ ñëwee. waaw statut am na. fi ne ni am na ci ñu bari ci sëriñ daara yi. ñu ne ci jëmmi région Dakar. ak ñu ne ci yenn régions yi ñu am li ñuy wax ay attestation yoo xam ne dañuy tax ñu xam ne daara ji identifié nañ ko ma nga barab sàngam. lii lay def lii lay jàngale programme bi lii moo fi nekk ndax programme mu daara moderne bi ñi ko tëggoon mooy waa accord cadre waa fédération bi ma ko déggee. ak état bi. te la ma ñoon bañ demee ba ci cëppandaw ji li tax ma xam ni état bi daan na dégluwaate mooy réunion yi ma mas a fekkee ndax man dama am na moment boo xam ne damaa nekkoon en rupture invité tuñ ñu mais ñun ñu toogoon continuer comme dañoo bëggoon lu baax tey defar rek ñu tax a jóg tey ñoom it suñuy bokki jullit lañ te xam nañ ni lu baax rek leen tax a jóg moo tax ñun ñu teew ci ak ñu teewal ñu fa ñoo yemoon mais yi ma mujj fekkee ba ci cëppandaw ji am na ñaari réunion yoo xam ne bi ñu demee bay tëj yëf yi di ko dañ koo tëjoon sax ñu xaw ci am tuuti difficulté ñu ne nañ xoolaat texte yi ak niñ ko ficelé woon ba ñu ci invité ñun en tant que AGEF dañ doon xoolaat booba yan mooy point yi nga xam ne jubóowuñ ci xëy na moom dana ci ñëw la ma fekkee ci jataay ba bañ koy tëj ca Mbuur ministre ba fa nekkoon muy Serigne Mbaye Thiam ak ñi teewal inspection daara ak kilifa diine ci Sénégal yëpp la ma fa fekkee yëpp dañ ne woon nii baax na ñun nag lañ waxoon dañ ne woon ñun 95% ànd nañ ci bañ demee ci primature ak Mamadou Abdoulaye Dione kilifa diine yëpp ña nga fa woon seeni ndaw boog ña nga fa woon ak organisation yi ko ŋànkoon ak gaañoo ñëpp la ma fa gisoon ne dañ ni lii baax na ci ñoom léegi nag damaa defee ni li indi problème bi mooy manque d'information. rek lii baax na ñëpp wax ko waaye ba léegi amuñu loi ba léegi modernisation mel na loo xam ne jëpp waaw ñenn wax ko ba léegi mënuñoo fexe ba yegg ci modernisation boobee lan moo tax est-ce que daf fekk ne nguur gi mooy yox-yoxal wala fédération bi moom moo xaw a bàyyi dellu ginnaaw man fii ma nekk mun ma wax ci turu fédération bi waaw mën naa wax ci jaar-jaaru modernisation des daara añ na waa fédération bi ñooy gën a placé pour wax ci seen tur mais li ma xam mooy ñaari blocage bi ñaar la dafa am dëgg gu nguur gi war a nangu am dëgg gu sëriñ daara yi war a nangu yan dëgg ñaari dëgg gi nguur gi war a nangu mooy valeur ya ne ca daara nga xam ni moo tax sëñ daara yi di rey seen bopp bañ mu jóge fa na nguur gi nangu ni moo ko war a porter défendre ko parce que booy gouverner nit da nga koy gouverner ca la mu gëm loolu dëgg la goo xam ni fii ak nguur gi nanguñu loolu bëgg a jëlee ay valeur faneen wala ba ñu déglu yarub daara ak la muy def ci nit ba ñu ko dugalaale ci biir affaire bi du sotti. parce que ci république laïque lañ nekk tamit. ak fu ñu mën a nekk république laïque ne veut pas dire li ma gëm ñu yàqal ma ko. mais le république laïque li muy tekki. mooy man sama jëmmi bopp li ma gëm moom la ñuy tëggee république bi France seeni valeur yooyu ñu am valeur yu ñu tuddee valeur universelle te man ma koy tuddee des valeurs françaises valeur yooyee moom la ñu tëggee seen république déclaration des droits de l'homme et de citoyenneté ñun sëñ daara yi jàng nañu lépp bañ ko defee dañ ko tëgg ci ab révolution boo xam ne ñoom ñoo ko créé révolution boobu moo tëgg seen république ñun suñu république yan valeur a ko war a tëgg valeur yi ñu suñuy maam bàyyile fii ak loolu amul ñun ñu nangu loolu du problème mooy dëgg gi nga xam ne gouvernement bi da ko war a dégg dëgg gi sëriñ daara yi war a dégg mooy ab secteur mënoo koo jàppale te organiser woo ko jox ko statut bu leer mënoo ni tey dañoo bëgg ñu jàppale daara yi dañoo bëgg gouvernement bi def loxoom ci daara yi budget réew mi ñu def ko ci ñu def daara yi am ci seen cër waaye nanguwoo mu am ay loi yu tënk daal parce que gouvernement du jël xaalis fekk Cheikh Hassana Fall bokk ci poos nii jox ko loolu affaire individu la gouvernement buy joxe xaalis daf koy joxe ci ay conditions ci ay loi ci ay yoon loolu bu ñu organiser wut secteur boobu defal ko statut bu leer defal ko ay yoon yu leer su boobaa loolu duñ ko mën a def. mais coow bi ci gënoon rëy tamit bokkoon na ci kan moo am droit ubbi daara
ndax yenn saa yi da ngay romb ci mbedd yi ñun la garage bi daara la ñu romb ci benn place ñun la teg nañ fa fukk wala ñaar fukki xale non foofu daara la ñun la faw ma yóbbu sama doom daara ba la ne ndax da ko war a jooyantiwaat defaraat ko tegaat ko ci yoon kan moo am droit ubbi daara man yoon wu njëkk moom a gënoon moom laa lay parce que ñaari yoon lañ def ñaari jéego lañ def benn jéego bu njëkk ba accord cadre lañ koy tudde bu ñaareel bi statut de loi portant modernisation des daara wala xawma projet de loi portant statut des daara bu njëkk ba la ca nekkoon mooy kuy ubbi daara noo war a def ba ci demoon nañu ba ci ban diplôme nga war a am ñu ni boo amul diplôme it te bindu kaamil wala nga mokkal alxuraan wala nga mas a jaar ci daara war naa ñoo créer commission ad hoc boo xam ne dañ koy loger ci inspection départementale ba nga dëkk ñu ñëw xool la ni sëñ Jili mii kat sëñ daara la wax na dëgg ñu bindal la attestation boo xam ne mooy wane ni yow sëñ daara bu sañ a jàngale alxuraan nga loolu moo nekkoon ca bu njëkk ba booba man nekkuma président fédération mais man la ñu délégué woon maa doon négocier texte yi man naa plénipotentiel ci jamono boobu liggéey yu ci am ci technique yu ci bari maa ko def ci loolu donc xam nañu dossier boobu ba ñu signé ko bii nag projet de loi la buy dem assemblée projet de loi bi man ak ministre Serigne Mbaye Thiam wër nañ ci Sénégal jël naa ko dem Touba maître coranique yi chaque département 5 délégués ñu daje kër Serigne Touba def fa ñetti fan traduire kii bi projet bi ci arabe wala fal ko yaa ngi dégg jàng ko sëñ daara yëpp dégg ma ni leen na ngeen tënk seen proposition ñu jox ko ministre donc bu dee vulgarisation ak tas ak yaatal am na. yu dellu si moo amul kon. léegi non li amul man xawma ko sëñ bi man wax dëgg yàlla li sëñ bi wax man. fekkee non mais xam nga tamit yéen sëñ daara da ngeen di wax ne il faut ñu yegg ci modernisation mais yéen soo leen deful jéego yi pour ñu moderniser leen est-ce que dina mën a nekk. nguur gi tamit dafa am fu mu taxaw xam nga boo gisee man la li am xawma ko. mooy li sëñ bi wax ni dama ko fekkee ni mu ko fekkee. dañoo daje foo xam ne xalif généraux yëpp délégué nañu seeni ndaw. association yëpp délégué seeni ndaw. fédération rabitaak association yi ma xam bokk. ñu daje def ko ay yoon bu njëkk bi sali la nga xam dañu finaliser bi ci des premier ministre Ben Abdoulaye Diome ci secrétariat du gouvernement fa lañ ko defee ñëpp daje ñu ni leen léegi dañ leen di déglu ngeen wax lu ngeen bëgg ak lu ngeen xalaat bañ fay jógee ñëpp dañ ni lii baax na nañ ko def man loolu laa fekkee. sëñ Jili mi fekke na ko am na yeneeni kilifa yu ne ci réew mi fekke nañ ko bi ñuy wër xalif généraux itam man ak. monsieur le ministre Mbaye Thiam ñoo wër Sénégal dem ci xalif généraux yi dem nañ ci xalifa yi ñu xam yi ngay mën a tudd yëpp ku ci ne toog nañoo ak yow jox la texte bi arabe ak wolofal bi ni la liñ ci bëgg du mooy ñu defal ko mooy nga jox ñu sa xalaat ñu intégré ko ci document bi loolu yëpp def nañ ko tam bañ defee loolu ba pare su fekkee ñoom ñëpp nee nañu waaw mu xëy benn bis am ñu ni déedéet man mënuma wax ni déedéet ji fii lañ ko teg parce que gisuma ko. gisuma contre proposition sëñ Jili sànq nee na du ñëpp ñoo ne woon waaw. suñ fekkee dafa am ñu ne déet moom dafa mel na da cee xawoon bokk lan moo tax. dafa am lu ci manqué wala. ñëpp waxul waaw lan la. bul changer li ma wax dama ni. man mi fa teewaloon AGEF. waaw dama ni ñun bu ñu doon wut téeméer. keroog sax yàlla dogal na AGEF lañ njëkk jox kàddu. fukki yeeg juróom yi ñoo mat. ñun ci liñ niñ gisee woon. processus maanaam wàllu moderniser daara ni ñu ko gisee woon ñun am nañ satisfaction 95%. 5% yi lan la ndax 5% yooyu waaw ma ñëw le reste ñun suñu approche mooy bu ñu dee wut téeméer depuis bu yàgg ba léegi kenn lijjanti ko ñu wut téeméer ñu jox ñu 95%. le reste question de temps la man li ma jàpp mooy li indi lii mën na indi la ci des ndax li ma gis mooy ki jiite woon inspection de daara toujours li muy wax dafay wax ni nañ def lu matale. inclusive maanaam li ñuy def buñ beddi kenn ndax xalaat yëpp bàyyi bañ maase ci ñu door koo jël ndax ñëwuñ fa pour di forcer nit ñi ndax xam nañu sëñ daara ci réew mi lañ bokk. te état bi it wax dëgg yàlla ca la ma gisoon ci jamono booba wàllu li ñu doon def dañ ko doon def ci boole ci ñi ko séq ak di ci wax ak ñoom léegi nag damaa ragal ni li ko indi mooy ci suuf manque d'information ak ndax du xam nga fi sëñ daara bi nekk ki nga xam ne tey maanaam mënut a lire texte yi. interprétation dara rek mën naa tax mu màndu ci. loolu mënu ci am tey loolu. non interprétation. waaw baal ma ñëw. tey xam nga sëñ daara dañoo xaw a am tuuti jafe-jafe ndax lan liñ naan ku ndóbin rey sa maam boo séenee luy ñun daw. d'accord ndax dañoo yàgg a gis ay jafe-jafe seen digg ak
ay organisme ay yu bari daal. te loolu beneen cadre la boo xam ne buñ ba léegi nii rek ñu ngi massawu sax sëñ daara bi nga xam ne day sant ci njaaram dañ ko arrêté woon ba àtte ko. yenn saa yi nag li ngeen di def li ngeen yéen tamit da ngeen di def yenn yoo xam ne dafay mel ne da ngeen di bëgg te dox ci kaw yoon ndax am na yoo xam ne yoon a ko teg ku dóor sa taalibe ba leen fekk ko ci loolu yoon a ko fi teg ku jàpp ay taalibe yeew leen wala leneen yooyu yoon a ko fi teg te yenn saa yi dafa mel ne yéen da ngeen di bañ loolu te loolu loi il faut mu am na mu taxawee ngir ñu mën a avancer. yow nag dafa mel ni. déet non ci daara yi laay wax waxuma yow wala da ngay accusé déet damay wax les faits li am laa wax waaw les faits laa wax dama waaw wax loolu da nga koo wax mais ko jëmale daara yi déet waxuma non jëmale ma ko daara mais ci daara yi la ñuy gis yenn saa yi ñoom ñu bañ coow su amee chaque fois gis nañ sëriñ daara yi ñooy génn xam nga nag benn affaire moo am dañuy jaawale nit koo xam ne defar nit la tax a jóg di ci sonn am yërmande xam ni li yàlla wax ci xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy njëkk tere sax dóor buy gaañ dóor buy gaañ mag ak gone ci yam xam nga bu ñu jël mbir mi defee ne gone rek lañ war a wormaal ñëpp lañ war a wormaal doomu aadama la yàlla fonk ndax wala karam na bani aadama l'islam prévoir na lépp xam nga problème bi fan la ne dañoo ni ñu lijjantee mbirum daara ba mu mañ am na kayit yi nii lañu war a mel dafa am leneen lu des ndax ci biir daara dafa am côté yar légalité bi nekk ci police xam nga tey yàlla tere mag mi ndax am na brigade de mineur lu waral ñu jàpp gone di leen téye fenn ndax bu ñu defee dara violence am na fépp parce que dañoo lijjanti loolu dañoo lijjanti ni violence légitime boobu yoon moo ko jox nguur waaw dama moo tax da may déglu ci lay ñëw gis nga dañuy lijjantee loolu nag bu fekkee ñun jàpp nañ ni Sénégal daara li muy def ci nit reconnaître nañ ko war nañoo dem ba ñu xool bu état amee bët ndax fi ñu doon jaar ci foofu la war a jëm si ndax bala nga am légitimité ñu naan la légitimité boobu ginnaaw état koy joxe ñun dañoo war a jege état négocier ak moom ndax ñañ ko jox ci suñ biir lañ dëkk ay nit lañ ay sénégalais comme ñun waaye parcours bañ leen jaarale muy formation yi ñu leen defal bañ am légitimité mën a topp ndax kenn ku ne du gendarme yow mii sa ma eggale démb ma ñëw loolu dafa war a leer loolu dafa war a leer ngeen wax ko démb du woon tey tamit du démb moo tax nag waaw moo tax ñu war a waxtaan ci ñëw ba légitime buñ gisee ne ndax lu ci ne ñun duñ dem rek beru di ko def ndax loolu Sénégal adduna bi mu tëddeewul noonu adduna suñ borom da ko organiser ku ne dafa am loo man ak looy def ñun liñ man mooy dañoo xam ne organiser wu nañ léegi ñu wax ni xamuñ lu ngeen def xam nañ lu ñuy def léegi nag li nga xam ne ay loi la ay dañ ko ratifié ba noppi mooy yu mel ne yooyu ngay wax ay boo tëjee jàppee gone jéng ko dañ laa war a tëj nangam ay yëf la yoo xam ne mi ngi fi pour ñu mën cee waxtaan nag ginnaaw ñu ko seqal état bi lu layig ñi ko yor ñun rafet nañ jot ci ñoom ndax ay julli lañ comme ñun léegi nag dañoo war a waxtaan boobu nag waxtaan bi nag mënut a ñàkk Cheikh Tahir yéen dox ngeen pour ñu mën a defaraat lépp lu jëm ci mbiru loolu mais tamit foog ñu wax dara mais dóor gone ba bakkan génn ci wala nga koy yalwaan loo ci ko laaj na ko koppar gi foofu mu ñëw wala ngay jéng ay xale loolu tamit nekk loo xam ne su fekkee dañ ko bëggee bàyyi ci daara yi modernisation bi duñ ci mës a yegg ñu bàyyi ko ci daara wax nañu ba tàyyi ni ñu bàyyi ko ci de dóor jàngale dóor bokkul ci lislaam waaw bokkul ci lislaam loolu wax nañ ko ba tàyyi li ñuy layee ni jibril dafa mboqoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu du lay wu wér texte bi am na moom la ñëpp di layee nag texte bi wér na nag texte bi am na waxatahu li bulughil jahri texte bi wér na xadis bi wér na bokk ci ñuy wax xadis nee nañu wér na mais problème bi fi mu nekk mooy jibril du suñu royukaay jibril ñun duñ ñu laaj lu jibril def kon lu jibril def ñun mënuñu ko cee toppandoo jibril malaaka la ñun nit lañu duñ doon wax ni légitime na su fekkee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nañu ni mas naa bokk benn saxaaba wala mu mas a bunduxataal benn saxaaba te xam nañ ni jàngal na ay téeméeri junniy saxaaba alxuraan te mësta gëdd kenn te moom la ñuy roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana donc loolu ci wàllu texte ci wàllu référence réglé nañ ko mais xam nga problème bi fii mu nekk dëgg ci wàllu woowu dëgg gouvernement warul nekk rek policier gouvernement nday la baay la informateur la lépp la su fekkee état bi boolewul lépp ñëwee ko ci daara yi te lam fay ñëwee mooy yor ab yaram dong du jox ku xiif du jàppale ku feebar du jàppale kenn yar dong la yor loolu mooy par yow sa kër Cheikh Hassana sa kër soo ko yoree yor sa soxna ak say doom
doo leen dundal doo leen toppatoo ba pare benn bis nga bëgg a def la loi dañuy taxaw ni la papa ñoo yoon taxaw sama kaw léegi en 30 secondes 30 secondes rek oustaz li jëm ci modernisation bi su fekkoon ne am na lenn loo xam ne suñ ko laaloon mu régler lépp lan lay doon en 30 secondes rek. lenn loo xam ne buñ ko laaloon mu régler lépp. ko waxoon wala ñu def ko fi mu toll nii modernisation bi ñu mën cee jublu ndax 95% la wax donc am na lu des ndax te ba léegi mënuñoo wax ne loi bi moo ngi ba léegi modernisation bi yegguñu ci. lenn li du dara lu dul dialogue. dialogue moo jàllul. dialogue bi dañuy wax dialogué nañu mais dialogué wuñu parce que kii di wax jaaru fële kii di wax jaaru fële kenn ku di wax sa bopp nekk waxi bopp wax ji dana bari te dialogue amul mais dialogue bu sincère moo amul man sama. sëñ Jili en 30 secondes rek fi mu toll nii lan la ñu war a mën a def ba mën a yegg ci 90. ndax gis naa ne ci biir yëf yi ni ko ñenn ñi foogee woon amul ndax mbir mi bàyyi woon nañ ñi ne ci àll bi sax ak ñi ne ci di yar beneen yar. ñu koy liggéey ñu koy liggéey. mais li ma bëgg a wax daal mooy. 30 secondes rek. nañ rafetante njort. muy état bi ak organisation yi. man ñun ñi ñëpp fi ne. waaw amu ci kenn koo xam ni dangaa wax ni dangaa war a bàyyi gone muy def lu ko neex. wala nga koy dóor wala kenn du la di jënd. d'accord kon boog nañu waxtaan tey rafetante njort suñ ko defee nekk loo xam ne dina jàppale daara. ñëpp mën cee gisaat seen bopp ndax loo xam ne yàgg na fi loolu kon nag kenn bëggul mu dañ ñëpp bëgg nañ mu gën a avancé mbokk yi di leen sant di leen gërëm lii mooy lañ leen andiloon ci seen waxtaan yi tey nag ci digg gi mu doonoon lu jëm ci daara yi